woon ak Union européenne ñu tàmbaliwaat daje réunion yi ñu naan am ndax Union européenne partenaire la bu am solo pour Sénégal yàgg na nag tooguñu ndax jàngoro ji fi nekk te wàññeeku lool ci Sénégal bi ci sant yàlla bu baax jàngoro ji moo taxoon dajewuñu woon tàmbaliwaat nag tey ci format réduit maanaam bariwuñu woon waxtaan tey nag waxtaane nañu ñett ba ñeenti thème bi ci jiitu dafa am ndaje bu rëy bu war a am diggante Union européenne mooy ñoom mbootaay bi ñu bokk ak Union africaine ñu jàpp ni expérience xam-xam ak gis-gis bi nga xam ni président Macky Sall am na ko Sénégal daf ci war a am taxawaay bu particulier gis ngeen ci feebar bi la nga xam ni nangu nañu moom la Sénégal def ci wàllu feebar ñoom ñu jàpp ni tey jii président Macky Sall daf ci war a dugal loxoom bu baax a baax a baax a baax a baax ndax yàlla dogal tey jii mu bokk ci leaderu Afrique yi beneen bi ci topp mooy fi ñu féete ci Afrique dafa yëngu bari ay jafe-jafe yàlla musal ci Sénégal te it li fi xew ci ginnaaw Sénégal yëpp muy réew yi ñu wër yëpp réew mu ci nekk ci lu kenn yëgul Sénégal mi ngi ci dox yu am solo ndax jàmm ñu wat ci réew yooyu ñu jàpp ni aussi deuxième raison la boo xam ni war na tax président Macky Sall dugal loxoom ci ndaje bi ma xamal leen ni président Macky Sall panafricaniste la mi ngi liggéeyal Sénégal dëgg la waaye mi ngi liggéeyal Afrique buñ ko ñaanul woon it loolu wareefam la dana ko def kon d'accord nañu pour waxtaan ak ñoom xool nan la ñu mën a organiser réunion boobu nga xam ni dina am ci Kigali Union africaine a ngi koy liggéey ñun suñu ambassadeur ñu ngi ciy liggéey incha allah dinañ defal compte rendu du président de la République moom aussi dina ci dugal loxo wax ak yeneen président yi ba nga xam ni Afrique dina fa mën a am benn kaddu ci kanamu Europe ndax Europe crise bi dal na ci ñoom bu baax waaye nag am nañu doole ba tey te soxla nañ leen nit ñu soxla ndax niñ doon liggéey ak Europe boobu ba tey loolu la ñu war a continuer wala feebar bi am na jàngat yoo xam ni andi na ko ci àdduna bi ñu war a soppi suñu doxalin jàpp nañ ni doxalin bi foog mu am lu ñu ci soppi tuuti kon loolu dañ doon waxtaanee tey kooku ma doon premier point bi. second point bi ñu waxtaanee mooy coopération li nga xam nag ci diggante Sénégal ak Union européenne doon partenaire bu am solo gis ngeen ko moom mii barki démb rek bi président di lancé PAP ajusté bi moo fa teewaloon bailleur de fonds yi ñu jàpp ni mu ko waxe woon fi mu nekk fokk ñu baral mbir mi ñu dugal ci seen loxo bu baax a baax a baax jàppale Sénégal bu baax a baax a baax a baax ndax li nga xam ni président bëgg na ko ci PAP ajusté bi buñ ko defulee xëy na ni relance bi ni ñu ko bëggee mën naa yéex te ñoom am nañ ci solo ñaan nañ leen aussi nañu wax ak yeneen partenaires yi pour ñoom ñëpp ñu gën a coordonné ñoom ñëpp ñu gën a juboo ci ni ñuy dimbale Sénégal ndax mbir mi gaaw kooku mooy second point bi nga xam ni abordé nañ ko. troisième point bi mooy les questions de migration ñun ñëpp xam nañ ni feebar bi dafa andi ay jafe-jafe ci wàllu dem beeg dikk bi. gis nañu aussi ci fan yi ñu weesu immigration clandestine commencé waat immigration clandestine dañ ko war a xeex nañ ko war a xeexee développement bokk na ci parce que ñun on a une population très jeune population boo xam ni dafa informé li gën mooy ñu fexe ñi nga xam ne fii la ñuy juddoo mën a tekkee fii kon ñu ngi waxtaan ak ñoom aussi ñu mën a gën a dimbali réew yi pour ñu xool ñi nga xam ne dem nañ fa nu ñu leen di régulariser mais ñi nga xam ne aussi ñi ngi bëgg a dem nu ñuy fexe ba defar ay programme de développement mais aussi am ay anam yu leer yoo xam ni ku bëgg a dem dina am fooy jaar yóbbu fa say këyit ñu may la noo demee xam ngeen ne aussi dem beeg dikk bi am na ay gàllankoor ci wàllu Europe ak Afrique globalement
du sax Europe ak Afrique mais Europe ci monde ak monde bi yëpp ñun suñu bopp fii ci wàllu Afrique même ci biir Sénégal am na ay jafe-jafe diggante Sénégal ak yeneen wéer yi parce que ak yeneen réew yi parce que feebar bi ko andi wax nañ leen foog ñu continuer nag léegi toogaat waxtaanaat xool la nga xam ni feebar bi taxoon nañu def ko te ñu mën ko nangu tey jii ak fi Sénégal toll ci feebar bi ak ndam yi ñu ci am ñu xoolaat nu ñuy évaluer situation bi pour permettre ñi nga xam ni waa Sénégal lañu di mën a dem di mën a ñëw loolu aussi nangul nañu ko dinañu toogaat te du yàgg waxtaanee ko pour xool sur le plan pratique ni ñu koy defee dëgg la nag am na réew yu bari yoo xam ne y a une nette amélioration il faut que quand même ñu souligner ko na mu meloon ci weer yële tane na waaye ni mu mel nii ba tey gënalaguñu dañoo bëgg mu yokk troisième point bi nga xam ne waxtaan nañ ko mooy les questions de sécurité gis ngeen li xew Mali gis ngeen élection yoo xam ne mi ngi bëgg a am ci yenn réew yu ñu wër lu ci nekk fokk ñu dox ci tànku jàmm fexe ba réew yooyu mën a jàll ci situation bi ñu nekk ci jàmm ak salaam ndax jàmm ak salaam ci réew yooyu moom moo ñu jig ndax am na ci réew yoo xam ne jege nañu jegewaay boo xamante ni bu amee safaan ba maanaam amuñu fa jàmm mënuñu ko bañ a yëg ci suñu biir réew kon it ñoom ay acteurs lañu parce que Mali Union européenne a nga fa réew yi individuellement ñu ngi foofu ku ci nekk war nga fa mën a teew te liñ ñu wax moom mooy li CEDEAO jël te ñëpp xam ne li CEDEAO wax président Macky Sall daf ci jouer un rôle extrêmement important nangu nañu qu'il faut que ñoom ñu jàppale CEDEAO donc jàppale Sénégal pour solution yi nga xam ni envisagé nañ ko ñu mën ko mettre en œuvre ci li gën a gaaw bi nga xam ni waxtaanee nañ ko te ci la ñu mujj mooy forum de Dakar sur la paix et la sécurité ñu ngi ko daan def ci octobre novembre waaye ñun bëgguñu ko woon def en virtuel dañoo bëgg ñu daje nangu nañu ni ci déwén 2021 xëy na ci trimestre premier trimestre bi dinañ ko mën a def diggante janvier ak mars ñu ngi dinañ waxtaan ak ñoom laaj ci aussi waxtaan ceeg suñuy kilifa fii ndax daje bu am solo la surtout at bi nga xam ni moom moo topp ci feebar bi gis nañu feebar bi li mu andi gis nañu aussi feebar bi ak les défis sécuritaires li mu jur loolu yëpp war nañ ko mën a waxtaanee te Sénégal doon na place boo xam ni fa la ñu war a waxtaanee loolu ñoom it ñu nangul ñu ko incha allah dinañu dajawaat du yàgg pour mën a waxtaanee et les questions de migration ak question bi nga xam ne tudd naa ko léegi muy sur la paix et la sécurité pour ñu mën ko trouver solution mooy li nga xam ne daja woon nañu fi tey ma leen di sant di leen gërëm ci seen teewaay di leen remercier aussi surtout ci chaque fois bu ministère bi soxlaa ngeen ñëw pour mën a tas xabaar yi Sénégal yëpp xam ko adduna bi yëpp xam ko muy liggéey bu ngeen di def mu liggéey bu mucc ayib je vous remercie. cheetetetet mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharge ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.